ñaari fan gannaaw ba gaal gi suuxee amoon nag ñoo xam dañoo bëggoon a mbëkki wutali tugal mu ngi amal ca waaxi Saint-Louis suñu ndaw foofee nag dem na te sekk ñoo xam dañoo daal di mucc moo xam ñoom la wala ñi leen jege kenn sax ci ñi daal di mucc dafa nag wax ne am na nag ñoo xam ne ba tey ñu ngi des ci géej gi waaye nag kenn rek ku ci mucc ab soxna la maanaam ki ci ñàkk bakkanam sax ab soxna la bàyyi nag ci ginnaawam ab tout tànk boo xam ne ay weer la am buñ sukkandiku ci ñi ko jege reportage foo feew seen Jóob. gaal gi nga xamante ni da doon dem sa Espagne yaboon fukk ak juróom-ñetti cay ndaw ñenn ci ñoom ñu ngi ci police bu Ndar ñu dem daje ci kenn Babacar Wañ lay wuyoo ci turam moom nee na bi ñu déparé alxames juróom benn waxtu ci la ñu suux. ñun ñu ngi suux jeudi 6 heures du matin jeudi lañ suux. waaw bañ suuxee fanaanaat nañ ci géej yenn waat ci géej. waaw mais ñu si jot a dee moo ëpp ñu dund fuuf. ci kàddoom ñu ci bari ci ñoom ay bidon moo leen daal di sauvé ñenn ña lu tax ñu fàttu mooy ay lakk-lakk yu metti yoo xamante ni amoon nañ ko. bidon bi nag am na ñoo xamante ni moo jot a lakk seen yaram yi bañ bàyyi ko ndax daa amoon essence ñooñu loo tax ñu bàyyi bidon bi waaw. ci ay kàddoom xalaatatul benn yoon di def lii di mbëkk mi. si avion yi mais ci yoonu géej li ma gis amatoo fit bi waaye moom du ma jaarati si gaal mukk di kalandise ndax dee yu ñaaw. ñu bare ñëwoon ci police bi di seet si ne ay mbokk dus ñaa ñu dajeeg moom nee na nag soxna bi nga xamante ne mu nekkoon ci gaal gi te moo ca njëkk faatu mbokkam la te liir sax la bàyyi ci kër ga. moom d'ailleurs wax nañu ni moom bi gaal gi sooxee moo ci jëkk faatu. alors moom nag kooku nag bi muy dem bàyyi na xale bu ndaw liir bu tooy xepp la bàyyi. jamono ji lim bi ci ñi nga xamante ni sauvé nañ leen yokku na. keneen nag gis nañ ko mu dund ci bisuk samedi bile fukk ak juróom benn lañ ca gis kenn moo ci ñàkk bakkanam ña ca des ba léegi ñu ngi leen di wër. Ousseynou Diop jaajëf ñu waxtaanee coow li nga xam ne dikkaat na ci wàllu suuf la foofa ca Jiwa di ay suuf nag yoo xam ne communes yi di Moulomp ak Oussouye ku ne dafa taxaw ne moom moo ko moom tension bi nag jibaat ñëwaat ca département boobee bu Oussouye gannaaw nag ay weer yi nga xam ne dal amoon na commune bu Moulomp nag dikkaat daal joxati baaraamu tuuma commune bu Oussouye ne dafa bëgg a jël loo xam teggaa ko ci boobule suuf askan wi nag di artu maire bi ci daal loo xam ne bu ko defee mun na indi coow Lamine Ba ci ay leeral. jéego yi nga xam ne CNDT ak yenn kilifay diine ak kilifay aada defoon nañ ko mu jëm ci wàllu wutum solution ci coow li nga xam ne dox na diggante Oussouye ak Moulomp bu jëm ci wàllu moomeel suuf suñuy dippee Jiwa jamono ji nax saay na coow li jugaat na ndaxte jamono ji commune bu Moulomp moom mooy tuumal maire bu Oussouye ne dafa bëgg a teg loxo ci suuf soosé nga xam ne nag jàpp nañ ne ñoom ñoo ko moom Honoré Manga moom moo yore seen i kàddu. sous-préfet bi jël arrêté mooy Jiwa kenn du fa demati liggéey kenn du fa teg tànkom mooy zone tampon ñun respecté nañ ko waaye ñoom si weer juillet bi bu passé maire bi mu jël bulldozer mu dem góor garab bi yu nekk foofu yëpp mu naan day génnee piste de production produire fa dara amoo fa dara piste de production dafa fekk nga am li nga fa yor te si commune bu nga xam ne moo ko du sa commune jàmbur. askanu Moulomp nag nee nañ jamono ji ñi nga xam ne nag ñoo di autorité administrative yi ñu ngay seetaan maire bu Oussouye di def li ko neex te ñu bañ ci jël dogal yi nga xam ne war na ci. loolu nag sous-préfet disons bu demee ba jël arrêté loolu mooy wone ne zone boobu si arrondissement am la bokk lan la ñuy ragal pour trancher affaire bi mu jeex ku nekk xam fu mu féetoo waaye defuñu ko parce que ñun leer nañu ne ñoom xam nañu lu xew mais lu ñu xamuñu lu ñuy ragal. préfet bi tamit nekkul préfet Oussouye village préfet département Oussouye la préfet bi. munoo am problème yooyu yow munoo régler problème yi nga bàyyi di dem rek ba kañ. askan wi nga xam ne nag mu ngi yeewoo Moulomp ne addu bi nga xam ne nag def nañ ko ci mbir mi mooy avertissement mujj bi nga xam ne ñoo ngi koy yëkkati jëmale ko ci kilifa yi ndaxte jàpp nañ ne maire bu Oussouye bu amatee li nga xam ne def na ko nañ ko tontu te bu boobaa liñ ci góob gar ko ci Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. maire bu Oussouye nag di Edouard Lambal bañ ko woowee téléphone maanaam Lamine Ba woo nga ko waaye daal ne bëggul addu ci coow boobee nga xam ne dafa am diggante askan wi rawatina sax foofe ca Moulomp lu toll ci fukki gox ak ñeent ca commune bu Darou Minam département bu Malem Hodar ñoom la ñu bëgg mooy seen gox yooyee ñu fexe ba defaat ko ay commune ca Xelkom Kowe askan wi nag ne xamul ana lu waral procédure maanaam mu yëf yi daal di yéex ndax booba tey wax ñu leen dara ñu nag wax ne daal bu amul dañoo fas yéene sanctionné maanaam fexe daal ba daaneel APR ba fa ne ci élection locale ñu dégmal Oumar Ndiaye ci leeral. Xelkom sawti ba léegi tàyyiwuñ di laaj ñu defal leen ab commune ñoom askan bi yeewoo ci Xelkom ëmb nag lu tolloog fukk ak ñeenti dëkk ak i winde ñuy laaj fan la seen yëfi tàggatémbe El Hadji Moussa Ka moo di président unité
pastoral bu Xelkom Kowe. man noonu dama yaakaar ne président de la république day bëgg a jël béy wecce ko golo ndax soo jëlee ñi nga xam ne ay apposa la ñu nga wecce ko seen électeur bi ñu defee suñu leeteer mu dem ba àgga ci président de la république ak ci ministère de collectivité locale ñu def ay enquête ci biir loolu noonu politiciens yi nga xam ne ay apposa lañ ñu taxaw ngir commune bi bañ a am boobu ba tey wakaatuñu ci dara. ñuy sampaat beneen laaj ana lu tax fii lu courant haute tension bi romb leen ñu koy séen te wàcc. gis nga suñu diggante ak courant bi 68 mètres doow nañu ba sonn dëkk ñëw nañu fi ñëwaat fi ñu ngi njaaba njàlla. rax ci dolli ñu ne amuñ benn bërëb fajukaay boo xam ne mu nga ca tund woowu. Adran Dieng moo di président comité siège bu département bu Malem Hodar. directeur aussi forêt bu ñu déggee na ñëw mu seet àll bi li fi kew ci wàllu dispensaire bi sonn nañu façon feebar bu ne daj nañu ko fii toujours nit fii day jóge fii ci oto mu dem ay 60 kilomètres Touba wala 40 kilomètres mbar loolu sore na te loolu war a tota am. ñoom askanu Xelkom Kowe nag nee nañu sonn nañ ci woote bi li ñuy xaar woote ñëw ñu wane seen bopp. Macky Sall bi mu toogee ba léegi ñun gisuñu lu mu def fii ci Xelkom Kowe. Xelkom sawti gàcc la ci suñu borom dëkk yi. waaw maa ngi jiite fii lu mot ni ay junni nit na geestu fii gis nga suñu carte yi ñooy suñu yet suñu carte yii ñooy suñu yet. Xelkom Kowe Omar Ndiaye RFM. ñàkkub engrais ci dëkku kaw yi waral nag ba Abou Thiam di membre secrétariat national bu PDS nag yor lépp luy mbay mi nag naqarlu ni nu mel ne nag du kenn ku dul nguur gi lu mu sax bëgg mooy nguur googe dakkal daal ni muy jële yëfi rek yemale ko ci boppam mu fexe nag ba libéraliser njaayum engrais bi loolu rek mooy dimbali ñu mun a éviter situation yu mu demee nii mu ngi ci téléphone beeg Ibrahima Diame moom mi di Abou Thiam. xam li ko waral mooy ne engrais bi état bi moo ko yor moo ko subventionné mooy wut ay fournisseur am ñooñu lay jox ay quota ay bon ku ñu jox bon nag yow yaa war a indi engrais jox ko jaay ko fi nga ko war a jaay mais bu la joxee bon nga wut ay pexe di joxe xaalis bañ a indi engrais mooy indi problème yëpp semence bi mooy problème bi amoon dégg ngeen Moustapha Cissé Lo wax na ko fi loolu lañ war a régler ren moom je pense que am nañu fexe ba am tuuti li ñu am engrais ñeneen ñi ci des ñi jël nañ fumier def seen tool parce que quand même engrais du am ko rek moo mais daf ko war am dafa am waxtu woo ko war a def sa tool waxtu woo bu passé rek mënatuñ ko rectifier fi mu toll nii de ren pour am na ñoo xam ne quand même débrouillé nañu jëlee engrais beneen pays am na ñoo xam ne fexe nañ ba am engrais ba def seen tool man gen def naa ci benn tool temps yële am na ñoo xam gis naa la ñuy def engrais mais am ñoo xam ne amuñu engrais mais am na lañu jël nañ fumier def seen tool en attendant que peut-être l'année prochaine ñu xool ni ñuy régler loolu nuñ koy réglé déwén nag li ñu koy réglé moo di ne état bi moo jël affaire bi téye ko ci loxoom di ko jox ay xaritam di ko jox ay clients politique loolu la ñu war a génnee ci loxo état affaire agriculture du affaire politique dañ ko war a réglé de manière définitive te loolu dama yaakaar acteurs yi séq mbay mi yëpp dañu war a daje bu ko defee ñu ne état bi nag génne loxoom ci affaire engrais bi bu ko defee ñu ne ku bëgg indi engrais boo ko indee da nga koy subventionné prix bii lañ lay subventionné bu ko defee yow prix bii nga koy jaay bu ko defee ku nekk koo xam ne am nga moyen nga dem indi engrais ci ko jaay sur le marché boobaa benn problème du am 8h teg na fukki simili ak ñett fii ci RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. professeur Awa Marie Coll Seck yoroon na fi lépp lu jëm ci wër-gu-yaram ministre de la santé la woon moom rafetlu na tànneefu Sénégal ak Rwanda gannaaw ba leen BioNTech tànnee daal ngir ñu defar ci yooyu les dëkk ay bërëb ngir defar fa ay vaccin moom nag di Awa Marie Coll Seck dafa jàpp ne loolu dafay rek wane ne taxawaayu Sénégal bu am solo ba ñëpp di ko gis rawatina ci wàllu science mu nag jàpp ne loolu tamit dafa gën a dimbali Afrique ci defar lii di ay vaccin ngir mucc yenn feebar rawatina paludisme ak tuberculose Awa Marie Coll Seck ak Makumba Bey. man de dama mës a xeex pour li xew fu nekk ci àddina te ci dëkk yi nga xam ne dañoo am doole mën a nekk Afrique mën a nekk Sénégal kon fekkee ne li mu dégg ci fan yi dafa nekk loo xam ne day dëgëral li ñu waxoon ne Sénégal day am place bu mag ci xeex Covid-19 bi waaye itam li ñu ci yokk mooy yeneen feebar comme tuberculose kon loolu ndam la pour Sénégal ndam la pour Rwanda ñuy ñaan yàlla rek mu fexe ba lii mën a am ci li gën a gaaw ndax gis nañ ne dëkk yi nga xam ne dañoo am doole seen ñàkk bare na dem na pour Covid-19 yegg na ci yenn dëkk yi 70% nga xam ne soo jëlee fukki nit juróom-ñaar yëpp am nañu ñàkku te ñun loolu moom nekk na du néew ndax gis nañ ne soo jëlee 100 personnes di nga am ñaar yoo xam ne ñàkku nañu kooku moom su doy wax moo tax suñuy defar ñàkk yi Afrique di ko defar Sénégal day tax ñu gën a mën a jënd vaccin yooyu xalaat naa ne loolu nekk na
jéego bu mag man itam ma kontaan si torop xalaat naa ne am nañu xam-xam bi suñu amee nag ay partenariat yoo xam ne day nekk ak ay kiiw biotechnologie maanaam ñoo xam ne xëy na am nañu yenn xam-xam yi ak équipement yi ñu ànd ak ñun financement bi am itam parce que dégg naa yeneen dëkk Union européenne ak ay banque mondiale loolu yëpp su amee xalaat naa ne loolu waa Sénégal yëpp si war a kontaan waa Rwanda ñoom dégg naa ñu mbàkku kon nga xam ne ñun itam waruñu ci lu mel nii ñu noppi dañu war a rek kontaan ci Sénégal ñaan yàlla nag ñu fexe bi loolu mën a am mu nekk suñu ndam ñun ñëpp. mais yow ci sa dégg-dégg waa Sénégal usine bi ko fiy defar da koy sol ci biteel yi noonu rek teg wala ñoom ñoo koy defar. ñoom ñoo koy defaral seen bopp Sénégal tey la commencé di defar ay ñax. Sport Weekend dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne. mbokk yi dal nag jàmm ci Sport Weekend Cheikh Tidiane Diagne moo féetee ci micro bi ci machine gi Matar Samb dañu koy daldi door rek beach soccer coupe du monde bi ci Russie Sénégal nag moom du finalu lu ko waral moo di dafa daldi ñàkk demi-finale bu doxoon niki samedi gi ci diggante mag ñi di waa Japon moo leen daldi daan juróomi bal ci ñaar gannaaw bu match bi jeexee nag kii di seen entraîneur di Ngalla Sylla am na ay kàddu yu mu jot a yëkkati ñu déglu. li ñu njëkk a def rek mooy sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbi alamin di delloo cant gi sunu borom di xam ne moom moo ñu doon jox tey moo ñu ko xañ di wax ne rek tey xale yi def nañ lu manti woon pour gagner bëggoon nañ bëggal Sénégal yi bëggal Afrique mais yàlla ko dogale nii donc Japon aussi vraiment mérité na victoire am def na tey match bu baax naam di jeneen match bu métti ak ñoom mais yàlla ñoom daal di jox ndam li dañ si nangu dogal et après continuer liggéey bi gis nañ ne sax match bi moom ay gestes acrobatiques yoo xamante ne moo def différence bi tey parce que ñun ñaari équipe yëpp doon nañ jouer bu baax mais après ñoom 6 balles acrobatique dañ ko réussir te loolu nag moo ñun ay défaillance la si ñun xanaa dañuy continuer liggéey rek di wax ne nag ginnaaw def nañ parcours bu baax li si des nag mooy continuer liggéey bi demee nag ñu jéem a fexe ba 3e place bi ñu jël ko naam newul woon sama objectif mais dañuy continuer rek di ko gëm ne malgré que dugal nañ si carré d'as bi léegi ñu jéem a ut nag médaille dinañ def suñu kéemtalaay kantan lu ñu yàlla may rek ñu jël yàlla ñu yàlla may ndam. kooku di Ngalla Sylla di entraîneur bu équipe nationale bu beach soccer bu Sénégal jàppale nag final gi danañu ko daal di amal niki dimanche gi diggante Russie mi ko organisé ak Japon lay daal di doon 16h30 waaye laata loolu dañu amal li nga xamante ne daal moo di match de classement bi di 3e place 15h diggante Sénégal ak Suisse mi nga xamante ni moom itam ñàkk na lii di demi-finale niki samedi gi diggam ak ñii di waa Russie gannaaw lii di tir au but. ñu daal di waxtaanee football ak championnat ci biti réew championnat bu Angleterre ñu ngi seen 3e journée jongante ko amoon solo loolu di ab choc diggante Liverpool bu Sadio Mané ak Chelsea ndam demul ndam dikkul waaye ku ci nekk jot naa dugal moroomam benn but kii di Sadio Mané ak Edouard Mendy ñoom ñaar ñëpp jot nañoo football ci googule jongante geneen choc nag amoon itam ni ki samedi gi diggante Manchester City ak Arsenal waaye mën nañoo jàpp ni doole yamul ndax ñi di waa Manchester City dañoo daal di daan ñi nga xam te ñu di waa Arsenal lu tolloog juróomi bal ci dara yeneen jongante yi nag Aston Villa ak Brentford dañoo daal di match nul 1 but partout Everton moom dafa fekk Brighton ci dëkkam daal di ko daan ñaari bal ci dara Newcastle ak Southampton daal di def match nul 2 but partout Leicester daal di fekk Norwich ci dëkkam daan ko ñaari bal ci benn 2-2 diggante West Ham United ak Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté moom itam jot naa football googule jongante jàppale nag jamono gi ñu wax ak yéen West Ham United Chelsea Liverpool ak Everton ñoo di ñeent ñu raw ku ci nekk nag ci ñoom daal dina am lu tolloo ko juróom-ñaari poñ lu ci des ci wàllu jongante ñeel ba tey championnat bu Angleterre dañu ko yeggali niki dimanche gi 13h diggante Burnley lay daal di doon ak Leeds Tottenham ak Watford bu Ismaïla Sarr dañ daal di tase googule waxtu 15h30 Wolverhampton dana tase ak ñi di waa Manchester United. ca France ñu ngi seen 4e journée di Ligue 1 bi jàppaleen ni ki nga xamante ni moo di OGC Nice dal na am ndam niki samedi yi ci diggam ak ñi di waa Girondins Bordeaux ñeenti bal ci dara Olympique bu Marseille sa Vélodrome daal di daan moom itam daan ñu xaw a diis ñetti bal ci benn ñi di waa Saint-Étienne ndi si des nag ci wàllu joxante danañ ko daal di yeggali niki dimanche gi 11h ci bu jotee Monaco dana fekk 3 ci dëkkam 13h Angers dina dalal ñi di waa Rennes Metz dana fekk Clermont-Ferrand Lens diggam ak Lorient lay daal di doon Strasbourg 13h ba tey ci dimanche gi diggam ak ñi di waa Brest lay daal di doon 15h05 diggante Lille ak Montpellier lay daal di doon 18h45 Paris Saint-Germain dana fekk ñi di waa Reims kii di Lionel Messi nag ñu koy séntu ci googule jongante ak kii di Kylian Mbappé mi nga xam te ne boobu léegi ñu ngay lam-lamee ni dana jóge Paris Saint-Germain waaw wala déet
ci Espagne ngi seen 3e journée jàppale nag lii di jongante yi nag danañ ko daal di kon boog yeggali ni ki kon boog dimanche gi 15h diggante FC Barcelone ak Getafe lay daal di doon 17h30 Cadiz ak Osasuna Vallecano ñoom dina tase ak ñi nga xam te ñoo di waa Granada ñi nga xam te nag ñoom ñoo di waa Atlético Madrid féetee jamono gi ci bopp raw gàddu gi dimanche gi 20h seen digg ak ñi di waa Villarreal lay daal di doon ñu daal di wax ci geneen championnat moo di championnat bu Allemagne foofu ñeent ña ca raw wala bokk ñeent ña ca raw moo di Leverkusen Bayern Munich ak ñi di waa Fribourg ku ci nekk ci ñoom nag dal na am lu tolloog juróom-ñaari poñ gannaaw bu ñu doon yeggali seen 3e journée Bayern Leverkusen moom dafa daal di fekke Augsburg ca dëkkam daan ko ñeenti bal ci benn Bayern Munich moom ca dëkkam daal di daan juróomi bal ci dara ñi nga xamante ne ñoo di waa Hertha Berlin Fribourg moom dafa fekki Stuttgart ca dëkkam daal di ko daan ñetti bal ci ñaar ca Italie ñu ngi seen 2e journée Atalanta ak Bologne dañoo daal def match nul 0 bi partout Lazio bu Rome moom dafa daal di daan ñi di waa Spezia juróomi benn bal ci benn Juventus Turin moom dafa mujj ñàkk ci diggam ak ñi di waa Empoli seen dëkk foofu la ci Turin keneen li nga xam te mën nañ ko ci ñambaas moo di ci programme ba tey ñeel li di championnat bu Allemagne 16h30 ci dimanche gi Genoa ak Napoli bu Kalidou Koulibaly dañuy daal di tase kooku la waxtu yi tamit diggante Sassuolo ak Sampdoria bu Gênes danañ ko daal di amal 18h45 Milan AC dina tase ak ñi di waa Cagliari lii di promu bi di Salernitana dana tase ak ñi di waa AS Roma ñu daal di waxtaanee wàllu basketball ak afrobasket bi nga xamante ni jamono gi Sénégal mu nga cee yëngu ñu jagleel ko góor ñi foofu la ci Kigali leer na Sénégal daal di qualifié ci li nga xamante ni moo di 8e de finale waaye niki dimanche gi 19h dina daal di tasek ñi di waa Cameroun si seen ñetteelu jongante ci gile tournoi di match de poule Cameroun mi nga xamante ni moom ñaari défaite la amagum ci googule tournoi leneen li nga xamante mën nañ ko ci wax daal ci wàllu programme ñeel ba tey lii di afrobasket bi ci bu 10h jotee ci dimanche gi. diggante Kenya lay daal di doon ak Mali 13h Nigéria dina tase Côte d'Ivoire 16h Sud Soudan ak ñi di waa Ouganda na ma leen ko waxee 19h diggante Sénégal lay daal di doon ak ñi di waa Cameroun leneen li nga xam te mën nañ ko wax ci wàllu résultat ñeel jogante yi nga xam te ñu ngi ko doon amal niki samedi gi jàpp leen ni Égypte moom dafa daal di ñàkk ci digganteem ak Guinée 86-78 République démocratique bu Congo daanu ci digganteem ak ñi di waa Angola 73-58 Rwanda daal di ñàkk moom moo organisé mbir mi digganteem ak Cap-Vert 82-74 leneen li nga xamante daal mën nañ ko ci wax moo di Guinée mi nga xamante ne organisé na moo di Guinée bi nga xamante ni moom daal na qualifié 8e de finale ci afrobasket bi loolu nag mën nañ ko tuddee exploit ndax ñoom daanaka toog nañu ab diir gu yàgg jotu ñoo qualifié ci lu ni mel ki di Sodé Thiam nag jot na seq waxtaan ak kenn ki nga xamante ni joueur Guinée la ñu ànd seeg suñu envoyé spécial foofu la ca Kigali ci Rwanda. depuis bu mu ñëwee nag ci équipe bu Guinée bi ba ñu doon waajal segg gi ñeel afrobasket 2017 moom Cédric Mansaré dafa daal di nekk joueur bu am solo ci biir équipe bi la ko firndeel sax gis nañ ko ci afrobasket gile seen digganteeg Égypte jamono ji sax moom moo nekk meilleur marqueur ak 49 points ak 25 yoo xamante ni dugal na ko ni ki samedi ji mu di victoire gu leen bett. C'est une belle victoire pour nous. On s'attendait à un gros match. On s'attendait à un gros match. On savait que ça allait être très dur pour nous. On a gagné l'Égypte. Personne ne nous voyait gagnant. Aujourd'hui, je suis fier de la Guinée parce que on a tout donné. Et voilà, on est très heureux, très joyeux. Et on va commencer à préparer le prochain match et les qualifications pour le prochain tour. Voilà, maintenant c'est pour le prochain tour. Voilà, maintenant c'est à nous de rester concentrés pour le prochain étape. Afrobasket 2017 nag moom moo marqué woon dellu si que Guinée gannaaw ba ñu toogee fanweeri at ak ñaar bokkuñu ci afrobasket guinéens yi sax si édition googule gañewuñu ci woon benn match seen digganteeg Rwanda Cameroun ak Tunisie waaye ren jii nag def nañ seen kem kattan ba amal seen bopp seen ticket gu leen indi ci afrobasket gii ñu am ci benn victoire képp nag mu daal leen di yóbbu ci 8e de finale loolee di ab ndam lu rëy. Oui, bien sûr, c'est un exploit pour nous d'être arrivé à ce niveau-là. Aujourd'hui, on joue dans une compétition avec des grandes nations et on est la plus petite nation aujourd'hui présente sur le continent rwandais. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'avec le cœur, avec l'envie, on est capable de gagner. Maintenant, c'est à nous de continuer sur cette lancée-là. Le premier match contre la Tunisie, on n'était pas trop dedans. Deuxième match, on était bien. Et troisième match, on était exceptionnel. Donc si à chaque match, on monte en puissance, voilà, c'est ce qu'on veut et je suis fier. Vive la Guinée. Ailier guinéen bi nag mi ngi joué ci club bu nekk ca France moom nag am na yaakaar bu baax ni équipe am bi mën na amaat exploit maanaam jàll ci quart de finale yi. Soda Thiam Rwanda Kigali Radio Futur Média. kon boog mbokk yi fi lañ koy daal di yemale Sport Weekend Cheikh Tidiane Ndiaye moo féete woon ci micro bi ci machine gi Matar Samb di ko jaajëfal di rafetlu seen ànd ak Radio Futur Média. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne mbokk yi jaa ngeen jëf xibaar yi buur na dañu fàttali ci gën a fas.
Sénégal ñàkk na ki fi doon dox tànki jàmm di maître de la République maître Alioune Badara Cissé ni ki démb la génne àddina gannaaw ab feebar bi ko tëraloon. jot ngeen sax dégg ci biir xibaar yi ka mu nekkoon ak tamit seede yu ñu jot indi ci moom. bëri na ñoo xam ne ba tey kenn gisu leen gannaaw ba seen gaal suuxee ca waaxi Saint-Louis dañoo bëgg a wutale tugal. dégg ngeen sax ci biir xibaar yi ay kàddu yu doy waar yoo xam ne duppee na ci kenn koo xam ne dafa daal di mucc ne gannaaw ay waxtu yu bëree bëri yoo xam ne daal dañ ko nekkoon ci géej gi laata marine nationale di leen sauvé. professeur Awa Marie Coll Seck rafetlu tànneefu Sénégal ak Rwanda ngir ñu fay samp ay bërëb ñu fay defar ay vaccin ngir ñu xeex lii di paludisme ak tuberculose. mu nag jàpp ne moo fi nekk ministre de la santé ne lii dafay rek wane ne taxawaayu Sénégal bu am solo ci wàllu science rawatina. bête chose que coupe du monde ba nag Sénégal tey lay joué li ñuy wax bronze maanaam di ñetteelu place ba bu ñetti waxtu jotee seen digganteeg waa Suisse gaynde Sénégal nag ni ki démb la leen Japon éliminé Japon sax waa tax ñi di waa Russie ca final afro basket ci wàllu góor ñi ca Kigali ca réewum Rwanda Sénégal naam dafa daal di qualifié ca quart de finale waaye terewul dafay joué tey dernier match de poule am maanaam match bu poule bu mujj. seen diggante ak ñi di waa Cameroun mbokk jàngeen jëf mu nekkoon xibaar ci yaatal Seydou Nourou Ba ci micro bi technique Amady Ndiaye léegi-léegi incha allah su ma fi jógee asumen cuub ci perdu de vie